ñu dalal suñu gan bi Mohamed Massamba Seye sëñ bi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay siyaar sëñ Antoine Diouf. nga nekk candidat coalition Jàmmi Sénégal pour la mairie de Dakar su ma juumul wax naa ko sànq yaay candidat bi gën a tuutle at ci 7 candidats yi alors lan moo nekk déjà sa mébét mais laata nga ci tontu sax bëggoon naa déjà ce regard par rapport déroulement campagne électorale bi. jërëjëf sëñ Antoine Diouf maa ngi leen di sant bu baax donc di leen remercier si invitation bi di nuyu ci fajar gi Sénégal yëpp nekk di déglu li nga xamante ne mooy fréquence i rajo ITV di nuyu mbokk waa Dakar waa coalition yi ma bokkal Jàmmi Sénégal dinañ sawar tontu ci li ñu laaj maanaam nan nañu gisee déroulement wu campagne bi. waaw jàpp naa ne ren dañuy gën a santaat yàlla si bu ñu gisee campagne bi ni muy mel. day mel ni kat mënuñu wax lu dul ne dañu gis ne benn appréciation positive lañ ci am. par rapport yéen ak seen déroulé wala de façon. de façon générale suñu déroulé ak de façon générale. parce que day mel ni jàmm gi bi ñu doon xalaat. day mel ni suñu borom dimbali nañu ci. ba fitna bi ñu doon daw sax ba waral mu am ay charte de non violence sax yu ni mel jamono ji gis guñ fi. lu majeur loo xamante ne mën na tiital askan bi. te mais y a quand même quelques violences notées ça et là. waaw xam naa nag du mën a ñàkk saa au saa ret mbooloo boo gis dina am ñoo xamante lañ leen tuddee les brebis galeuses. maanaam ñoo xamante nit loo woote jàmm du ñàkk léeg-léeg ay faxastal day am. waaye mbirum mbooloo moo ni mel waaye dañ ciy santaat yàlla rek ci li nga ñu gis bon même ba affiche yi may gis sax si mbedd gi da ngay gis koo xamante day ñëw tafa à côté. sa morom ñëw tafa à côté lépp muy nekk sens de responsabilité boo xamante ne. gëm naa ni population bi gën nañ góorgóorlu si li nga xamante ne moo warlu seen diggante ak li leen war si wàllum réew mi. ak seen diggante politiciens yi maanaam day mel ni bàyyeetuñu leen rek ñu leen di manipuler waaye day mel ni population bi dañoo consciente instant bi si fi ñu toll. nga nekk ab ndaw. jël décision nekk candidat à la mairie de Dakar. lan mooy sa motivation réellement. waaw loolu xam naa nag ku xam kuy Mohamed Massamba Seye waru la bett. parce que bu dul dara Mohamed Massamba Seye du ñu yem rek ci présenter ko en tant que candidat pour ville de Dakar. waaye dañ naan c'est le président du parti pour l'émergence et le développement. tey jii Mohamed Massamba Seye ku ko xam ne njiitum parti politique la. laataa sax élection yi di ñëw. te muy loo xamante ne jàpp nañ ni fii ci réew mi jamono yu ñu toll mooy njiitum parti politique bi gën a féetee ndaw. mu nekk parti boo xamante ne créé nañ ko depuis 2012 am récépissé te bu ñuy fàttali ko tuuti taarix day mel ni jamono jooju ñoo ngi amoon ñaar fukki at ak ñett. nekk biñ koy créé nekk étudiant. bu nekk loo xamante ne sunu engagement depuis lu ndaw teewul aussi ñu bëgg a dugal sunu loxo ci développement wu réew mi. mu nekk loo xamante ne dañu yàgg gëm ne ndawkat bés buy dugal loxoom ci développement wu réew mi nekkul amaana ni ñu koy gisee ci jeunes yi ni ñuy manifester. ci seen bëgg-bëgg wala li nga xamante ne moo leen metti la plupart mu mel ni dañuy utiliser ci lu bëri ci ñuy tongoo ak policiers yi donc di toj li nga xamante ne mooy sunu moomeel. ak frustration yoo xamante ne peut-être la plupart violence nañ ko doon exprimer. mais dañuy wax ni kat ndaw léegi dafa war a jot ñu conscientiser wu ñu donc espérer nekk benn exemple fexe di ci woo suñu moroomu jeune xamal leen ne même donte boo nekkulee sax candidat mais à la base constitution yi dafa woote ne la kat yow ndaw bi demal nga bindu. ba ëllëg ci biir heure bu tab ba jotee wala nga war a exprimer wu nga dem si jour vote bi nga voté. ñi yàlla dimbali nag ñu mën présenter comme ñun. ñu siy santaat donc mu nekk exemple boo xamante ne day wane ne jeunes yi pare nañ pour accéder aux instances de décision. bu dul dara même bu ñu jiitewul it ñu bokk fi ñuy jëlee ay dogal. ngir ñu mën di nas di nocc te di wane li nga xamante ne mooy sunu mbébét fii ci biir réew mi. d'accord mais Massamba yow da nga jóg rek dem laaj grande mairie de Dakar lu tax commencé woo ci yeneen maire yu gën a ndaw xaw ma fan ngay militer sax exactement. maa ngi dëkk HLM commune HLM waaw. lu tax commencé woo par HLM donc dem ci grande mairie. waaw xam nga rek fekk waa Dakar gën la xam. 2022 day du spécial. daanaka dañuy àndandoo bindandoo histoire. te liñ naan histoire la tiendra sant yàlla. tey dëgg la HLM lañ juddoo foofu nañu màggee foofu nañu yaroo lépp lu ñu am HLM moo ñu ko gënal.
waaye boo gisee tey jii li nga xamante HLM maa ngi nuyu 13 candidats yi fa nekk. di fa jongante te ñoom ñëpp ñuy ay profil yu baax waaye foo fekk lu baax lu nekk sunu borom ñoo ngi koy ñaan mu génneel ñu ki fa gën kon yaakaar naa problème mu candidat amuñu ko HLM. waaye li nga xamante ne mooy sunu yéene daa joggi HLM ndaxte yéene bu yaatu nañu am ngir sunu commune ngir sunu ville. mais waroon nga mun a commencer déjà liggéeyal sa commune. ku ñu xam ne si commune bi dañu xamee ñoo ngi ciy liggéey ñoo ci góorgóorlu. waaye saa su nekk lan ngeen fa def. li ñu fa def ci wàllu liggéey. li ñu fa def bëri na waaye it bu ñu jàppee ne rek def mooy ñu jël sunu. koom-koomu bopp di ci def. parce que mun na bañ a doon loolu sax. waaw tey jii ku ñu xam ne yàgg nañu organiser ay journée de nettoiement. yàgg nañu dugal sunu loxo ci lépp luy activité buy am si gox bi waaye sunu xalaat ak sunuy réflexion day mel ni aussi am na ay activité yoo xamante ne doon nañ ko def lu mel ni petit déjeuner à l'école maanaam ndaw yi nekk ci école yi ñu leen di jàppale ci wàllum ndékki lu ni mel. ak seen moyen propre ak sunu moyen wala da ngeen am partenaire yu leen doon jàppale. non ñun suñu moyen propre. donc du loo xamante nag saa su nekk daan nañ ko def muy nekk lu fréquent. mais saa woo saa ñu def ko parce que chaque fois da doon nekk ay échantillon de test yoo xamante ne. doon nañ ko def toujours rek ma dellu si waat si li nga xamante ne mooy suñu mbébét si ville de Dakar. suñu mbébét daa donc jéggi HLM waaye dafa laal 19 communes yëpp xam naa du jar ma leen di lim. d'accord waaye 19 communes yëpp si ville de Dakar bi. daanaka bu ñu góorgóorloo tey ba suñu borom dimbali ñu war nañu gën a taxaw xeex ba leen xar kanam pour Ndakaaru waaye aussi su boobaa dañuy gën a mën moyen suñu yéene ak suñu mbébét si population HLM bi nga xamante ne foofu nañ juddoo yaroo fa dëkk fa it ñu leen di nuyu passage aussi di leen sant aussi seen taxawaay gis nañu boobu ba tey seen taxawaay mënul nekk aussi lu dul di ñu gën a jox moyen pour ñu mën a exprimer waaye aussi jàpp naa ne boo xoolee tey ni nga ko waxee juróom-ñaari candidat ñuy xëccoo Ndakaaru jàpp naa ne benn candidat rek moo fi nekk koo xam ne jeune la mooy ñun la tey jii booy wax Sénégal lu mel ni jeunesse dañ naan de 18 ans à 35 ans la tey day yàlla daa dogal ni ñun képp ñoo am moins de 35 ans ci biir kon mënul woon ñàkk tey jeunesse bi wane seen bopp ay situation jaar na fi des situations regrettables yu mel ni mois de mars ak yeneen lii mu nekk exemple boo xam ne jàpp nañ ne mënul woon ñàkk ñu tàbbi ci langue gi donc jeunesse bi ñu jaaree fi wane ne kat ñun conscient nañu am na lu ñu bëgg te it incha allah ku ñu jiital fas yéene ñu tabax li nga xamante ne mooy Ndakaaru. waaw xëy na sax yaay définir sa bopp comme étant le candidat de la jeunesse jàpp nga ne jeunesse bi dinañ la wóolu ba votel la. waaw loolu mënul ñàkk loolu moom suñu xel dal nañ ci bu baax a baax boo xoolee ni réew mi bindoo. parce que day mel ni dañoo xaw a sonn ci politiciens classiques yi. politiciens classiques yi issus des partis politiques classiques maanaam parti yi fi nekk depuis 1960 à nos jours mu nekk benn système bu ñu teg. ñun nag ndaw ñi ñuy woote alternance générationnelle ça ne veut pas dire que dañoo am nag problème ak xaar ma yàlla si ñi nga xamante ne mooy suñuy mag parce que li ñu naan mag aussi bàyyi ci réew. dañu jàpp ne rek li nga xamante ne mooy constitution bi dafa garantir droit à tous les sénégalais. tous les sénégalais moo xam yow mag bi yow xale bi yow ku góor ki yow ku jigéen gi. day bëri looy dégg sax ndaw buy toog naan non pas yi dañu war a dem abal jeunes yi. man gëwuma alternance générationnelle gëmuloo ko. gëwuma philosophie boobu ci waxin bi. waaye da nga koy jëfee. jëfee bi mooy lan loi may na la yow constitution bi à partir de 18 ans nga am sañ-sañu présenté wu briguer sa mairie kon na day baax aussi échéance électorale bu jotee de façon démocratique. ñu def comme ni ñu def góorgóorlu fexe présenter liste bokk di ñaan suñu borom mu may ñu ndam la leen lu mu ñu indil aussi ñu santeeg suñu borom waaye voix bii nañu woo jeunes yi suñu moroom jeune te it jàpp naa ne gis nañ si seen bopp te incha allah rabbi duñ ci wet benn yoon. du ñu faral di wax ci sa candidature lu bëri am na ñu jàpp ne sax que pour wutum tur la. yow looy tontu ñooñu. waaw ñi jàpp ne utum tur la dañu xamul li ma ko fàttali léegi rek ko xam ne Mohamed Massamba Seye nekk na ci langue politique bi depuis 2012 encore étudiant depuis 10 ans maintenant. ni nga ko waxee mooy c'est vrai peut-être buzz bi ñenn ñi doon xaar gisuñu ko ci. parce que fii Sénégal da ngay jàpp ne li ñu gën a gis en tout cas ci yenn politiciens yi mooy. da ngay nekk ministre. nekk ci gouvernement. waaye mu dem ba ci biir peut-être avantage yi nga fa amoon amatoo ko fa nga gedd génn créer sa parti. peut-être am na benn fonds boo yóbbaale. waaye xam ngeen ne engagement mënul weesu étant jeune étudiant toll foo xam ne sa diggu doole mën sànni xeer mën xeex ak policiers yi nga ne du ma jël yoon bi waaye damay dugg ci li nga xamante ne mooy politique bi fexe donc wane yoon te bokk ci ñii di tabax réew mi kon jàpp naa ne du wàllum utum tur. waaye wàllum engagement la. ni nga ko waxee aussi peut-être média bi nous sommes pas assez fréquents. ma rappeler juste
li ñu jàpp ne moo ko sabab parce que boo ñu fàttalikoo jour dépôt élection candidature yi dañu amoon ay dépôt liste dañu amoon ay rëkk-rëkk ñu bokkoon aussi si ñi yàlla dogal ñu amoon aussi ay différends ak préfet sous préfet yi bu mu amoon ay rejet de liste tout à fait ci kaw loolu ñu jotoon saisir toujours la cour d'appel ku ñu xam ne dañoo respecté yoon ñu yóbbu mbir gi ci yoon amul coow sax ci mbir moomu parce que ñu bëri sax après la ñu gis ne que sa candidature dañ ko valider effectivement que am na un 7e candidat pour Dakar. effectivement loolu yëpp taluñu aussi di envahir média bi di kaas mais dañ ne dañuy dem ci yoon li ñu ñemee si yoon aussi li ñu ciy regretter mooy yoon daf ñu jox droit et automatiquement préfet régularisé wu ko woon li ko sababam xam nañ ne carrément mooy bataaxal bi ministre de l'intérieur génne woon mel ni ko da leen doon wax pour ñu bañ ko appliquer dans l'immédiat ñu bëggoon dem pourvoi en cassation pour def ay cours suprêmes yu ni mel li ñu su xaw a sonal nag daanaka juróom-ñaari candidat nañu si ñu jot a validé amoon nañu occasion ak benn opportunité pour fréquenter la presse teel a wane seen bopp ñun nag ci jamono jooju yëpp day mel ni daa am lu ñu tënkoon ba bi ñuy valider vers le 15 décembre mu nekk période boo xam ne CNRA dafa teroon médias yi lépp luy wax ci wàllum politique donc day mel ni kon am na si mën nañ sax wax ci politique propagande lañ tere propagande bi donc te propagande bi jaakaar naa am na samay naataango yi ma sekkal làng gi ñoo xam ne jotoon nañ am avantage boobu avant période boobu di dugg tout à fait mu nekk aussi benn handicap boo xam ne xawoon nañu sonal mais boobu ba tey ñoo ngi jéem a dabu d'accord yéen a ngi jéem a dabu yow da ngay jàkkaarloo ak 6 autres candidats mën naa wooye sax ñeneen yi ay dinosaures yow nga nekk xale xëy na xawma sa moyen nu mu toll xëy na ñoo la ëpp moyen parce que ñenn candidat Benno Bokk Yaakaar candidat pouvoir bi ñeneen ñi nekkoon nañ fi yàgg nañ fi ñeneen ñi yore maire Ndakaaru est-ce que am nga assez de moyens yu la mën a permettre nga mener ta campagne comme ni nga ko bëggee wala da nga am say pexe bopp. waaw comme ni nga ko waxee yaakaar naa seetlu bi yaa ko defal sa bopp. te it réeroo ci ku xam juróom benn candidat yi ñu ko sekkal. ma leen di nuyu ñoom ñëpp de passage ku ci mel ni Abdoulaye Diouf Sarr. xam ngeen ne ministre de la santé la. yàgg na nekk ministre te it appareillage yu Benno Bokk Yaakaar. daanaka foofu moom yaakaar naa mooy ñàkk fa. ku mel ni Mame Mbaye Niang aussi day nekk chef de cabinet du président. ku mel ni sama frère aussi Barthélémy Dias ak coalition bi ñu teg. ak seen stratégie. nekk maire sortant maire moo Sacré-Cœur yooyu yëpp aussi lu leen di dimbali la. soo am faat di ni waxi nopp boom maire la. boo xam ne dafa bëgg baleen mandat. ku mel ni aussi may nuyu Doudou Wade aussi quoi qu'on puisse dire PDS dafa di parti boo xamante ne jàpp nañu ne c'est le plus structuré. te it ay kàngam ñoo fa nekk. mel ni aussi Pape Diop mën nañ ko tëkkaleex comme ni ñu koy dàqantelee ci média bi une puissance financière. tout à fait yooyu yëpp day nekk mbir yoo xamante ñun ndaw ñàkk ñu dara li ñu koy waxee. maanaam bu fekkee wàllum koom-koom amaana ñooñu koy ëppale. waaye wàllum engagement ak bëgg sa réew bëgg sa dëkk du ñu nangu kenn duñ ko ëppale. ci kaw loolu comme ni nga ko xamee c'est vrai campagne bi tàmbali na moyens yi ñu am pour wàllu média wala lépp loo xam ne c'est des activités visuelles. tolloo wuñ ko ak ñun. mais comme ni nga ko xamee ay ndaw nañu dañu teg aussi suñuy pexe ay ndaw yu jug groupe boo la nangoo joxante loxo. jiital ma man boot sama ginnaaw. ñoom ñoo contribuer financièrement wala dafa am ku la jàppale. non ci sa campagne amuñu bailleur. pour dire vrai amuñu bailleur amu leen bailleur amuñu dara. sant yàlla am nañu ci yàlla. te it suñuy dërëm ak ñaar dërëm ñoo ciy góorgóorlu. waaw waaye stratégie yu ñuy teg la. moo xam utilisé par les réseaux sociaux. par donc avantage yu en tant que jeune. relationnel bi ñu am. ak lépp it ñoo ngi fexe di góorgóorlu. waaye gisuñu ne trop war na mun nekk benn handicap. d'accord parce que mais est-ce que jàppoo ne dëkk boo xamante ne nit ñi bu ñuy campagne xaalis mooy wax comme on dit c'est l'argent qui parle. yow nga ñëw nga ne amoo xaalis boobu mais tu vas te baser sur les réseaux sociaux wala boog yeneen pexe jàppalante solidarité est-ce que yaakaar ngeen loolu ça peut être prospère mën na dox. mën na dox parce que fi ñu toll jàpp nañ ne Sénégalais yi gën nañ yeewu. c'est vrai que am na façon politique bu ñu tàmbaloon. mais jàpp nañ ne guddi gi Sénégalais yi ñoo ngi gën a di góorgóorlu pour faire la politique autrement. peut-être y en a certains candidats yoo xam ne ak population boo xam ne peut-être loolu dina leen attirer ba tey. waaye politique. waaw parce que am na ñoo xam ne nag wax dëgg si yàlla du xaalis moo leen tax a jóg. voilà du xaalis moo leen tax a jóg. ay convictions profondes la. tout à fait yaakaar naa bu ñu gisee. jeune bu ni mel ni ñun. mu nga xam ne dañuy déclarer carrément on n'a pas les moyens. amuñu budget de campagne boobu. mais ne serait-ce que suñu conviction profonde la. war nañu xam ne kat kii ñii ku leen jàppale ñu dem. d'accord si loolu la ñuy woote.
population bi pour le dimanche incha allah le 23 janvier. ñu góorgóorlu jàppale ñu en masse ba ñu mën a nekk maire de Dakar incha allah. yëggatul Mohamed Massamba Seye mooy suñu gan ñuy waxtaanee ci candidature am à la mairie de Dakar léegi ñu jëm ci sa projet de société pour Dakar lan mooy sa projet de société maanaam li nga xamante ne moom nga mëbët pour Dakar. li ma mbëbët pour Ndakaaru yaatu na. te jàpp naa ne Ndakaar waa Dakar ku nekk war nga ci mën gis sa bopp. ndaw bu fi juddoo màggee fi yaroo fi sunu borom dimbali aussi mine de rien am nañu expérience professionnelle am expérience aussi ci bi ñu demee bitim réew dellu si. yëpp mu nekk loo xamante ay motivation yu ñu yëkkati. tey sunu projet de société maanaam sunu programme fii ci ville de Dakar ñoo ngi ko tuddee li ñuy woowee naatal Ndakaaru. ñun sunu programme noonu la tudd. boo xoolee ci biir projet naatal Ndakaaru laal nañ ci ay ponk yu mel ni éducation. yu mel ni donc emploi des jeunes. wàllum environnement santé sport ak lépp lu ni mel loo xamante ne amaana du ñàkk ponk par ponk rek. su boobaa mën nañ ci waxtaan pour ñi ñuy déglu. gën a xam lan mooy suñu yéene. yow bu ñu la joxoon Dakar duñ ko doxal. bu baax a baax incha allah. d'accord santé lay proposé Dakar waaye ngeen baal ma. waaw wàllum santé ko xam wér-gu-yaram moom. jàpp ne mooy lépp xam ne mooy lépp comme li ñu naan loo am te amoo wér-gu-yaram amoo dara. waaw di nga am xaalis te amoo wér-gu-yaram. moo tax ma tàmbalee wér-gu-yaram. loolu am solo la. wàllum santé comme ni ñu koy waxee day baax ñu gën a góorgóorlu te doole suñu structure sanitaire yi fi nekk. maanaam dinañ ne relever les plateaux médicaux yi fi nekk ak yëpp. waaye aussi day baax ñu gën a góorgóorlu ci wàllum solidarité. fexe organiser donc système boo xamante ne dina permettre ba. ci wàllum santé mu nekk ay genre IPM yoo xamante ne. dinañ permettre Ndakaaru waa Ndakaaru ñi nga xam ne seen faible moyen seen ni loxo jotul seen ginnaaw ñu mu leen di répertorier mu am benn social buy tàbbi seen biir. bu day nekk genre prise en charge yoo xamante ne mënul ñàkk nag yow mii population bi. parce que gratuité totale amul am na donc contribution booy def waaye dina am fonds boo xam ne moo koy couvrir ba say wàllum frais médicaux ak yu ni mel aussi ñu mën di la ci jàppale. xalaat nañ ne tey jii pourquoi pas am benn pharmacie municipale boo xamante ne donc pour ville bi la. tey jii du ñu jàpp trop sax avoir des pharmacies homologuées mais dañu naan ville bi si boobam war na mun doter pharmacie woom boo xam ne. su boobaa moom day gën a leeral contrôle bi ak transparence bi. d'accord parce que ubbi pharmacie jàpp naa ne méttiwul. waaw léegi. métti na méttiwul parce que ça dépend aussi des normes. Je veux dire que si biir ville bi y en a beaucoup de pharmacies donc selon normes yi nga. normes yi ngay respecté mun nga am aussi foo xam ne da nga ko fay placer nga. d'accord tuddee pharmacie ville bi la. nga xam ne képp kuy wàllum kuy ñëw di fa jënd di nga fa am réduction. wala aussi. waaw parce que garab gi cher nañ. effectivement garab yi cher nañ trop. li mu ko waxee santé moom mooy lépp boo amee te amoo santé amoo dara. d'accord wàllum santé toujours donc war nañu aussi créer donc ay mutuelles comme ni nga ko waxee sànq. loo xamante ne rek day gën a dimbali taxaw aussi. ñu neew doole ñu mën a faju. effectivement d'accord yooyu yëpp dina nekk lu am solo incha allah rabbi. d'accord ci wàllu éducation. wàllum éducation yaatu na. foofu aussi dinaa sawar wax ci. parce que dëkk bi la gën a développé mooy dëkk bi la gën a nangu jàngal ay doomi réewam comme ci wàllum santé tey gis nañ ne excusez-moi wàllum éducation même. gis nañ ne kat à la base day baax ndaw gi bi muy xale nga teel ko rëgët. jàppale ko encadré ko ba nga xamante ne dina mën a màgg si jaam ak salaam te du bàyyi donc li nga xam ne mooy jàng bi wàllum éducation nag da ngeen may ma def ko ñaari pàcc. parce que dafa am pàcc boo xamante ne éducation wu wàllum nasaraan la am éducation wu wàllum daara yi te ñaar yëpp ñu am si projet dañuy tàbbal nag fi nga xamante ne mooy éducation wàllum nasaraan. jàpp nañ ne war nañ leen dooleel ci wàllum fourniture parce que comme ni nga ko xamee pays nous sommes dans un pays pauvre. te bëri na parents yoo xam ne peut-être dina nekk gàllankoor ci ñoom ñu yóbbu seen doom te du ñu am fourniture donc dañ leen taxawu ba du ñu am lay. pour bañ a indi xale bi mu jàng si. wàllum aussi primer l'excellence parce que xale boo bëggee mu jàng aussi day baax saa woo saa nga koy neexal. mu nekk ay primes yu ñu leen di jox moo xam fin d'année wala colonie de vacances yu ñu leen di organiser pour gën a récompenser les meilleurs élèves ñu leen di booster ñu nekk ci benn cadence d'excellence te it di fexe seen morom yi di leen roy. jàpp nañu aussi projet phare boo xam ne bëgg nañ ko mettre en place moo ñu ko tuddee le petit déjeuner à l'école. ni mu ko waxee sànq mu nekk loo xamante ne expérimenté nañ ko depuis 2018 mu nekk loo xamante ne bi ñu defee mais loolu est-ce que ancienne équipe municipale du leen taxé de plagiat. non ñoom temps Khalifa Sall. non ñoom il faisait le lait à l'école mais pas le petit déjeuner. d'accord ñun moo gën a complet. waaw moo gën a complet. voilà léegi petit déjeuner à l'école bi. waaw d'accord bon mën nañ la ko conseiller. boo defee sondage. bi ñu jot a def en tout cas boo duggee ci école salle de classe yi da ngay gis ñaari élèves yoo gis
kenn ki mun na xëy jàng si te du ndékki. waaw li koy waral nag bëri na am nañ amaana ñi seen statut social mayu leen seen famille. ñu nekk ci li nga xamante ne mën na leen jàppale jox leen ndékki bu ñu xëy si am na ñoo xamante ne da ngay yeewu aussi am sa doom mu yàqamti nga jox ko 100 francs wala 200. ne ko demal nga boo demee nga jënd li nga mu dem nekk dugg waaw soit di nga a jënd loo xam ne xamoo ko wala mu dem dugg noonu. ñëw en retard. avec tous les risques possibles. avec te xale bi aussi mën na ñëw dugg. du mën jàng xale boo xamante ne jëloo sa ndékki bëgg a ñëw concentré ba 10 heures heure récréation daanaka l'essentiel bi ni nga waroon yeewoo fajar avec vitalité du am daanaka déjà de raté nga sa suba si. d'accord léegi nag faisabilité bi nan la échantillon test yi ñu jot a def dañu jàpp ne petit déjeuner à l'école boobu dinañu coûter maximum 100 francs 100 francs bi daan nañ ko fas yéene financer maximum petit déjeuner complet petit déjeuner boo ko xoolee ci par tête dina nga am pain à chocolat ak gobelet de lait parce que da ngay jënd en masse ni nga ko xalaatee mooy 100 francs yi dañ koy diviser en 4 parties c'est-à-dire 25 francs 25 francs bi nga xamante ne mënul ñàkk parent bi indi ko tey jii sa booy cotiser sa doom 25 francs par jour 5 jours yi de la semaine c'est 125. boo ko xoolee ci 4 semaines yi pour le mois day nekk 500 francs. ñu ne la yow parent bi joxeel 500 francs ñu warlul la sa doom ndékki weer bi yëpp. léegi ci 4 parties de 25 yi benn bi parent bi la benn bi ville de Dakar dina contribution benn bi aussi dañu gëm lëkkaloo ak état du Sénégal parce que bu dul dara doomu réew mi la doomu sénégalais dañu am droit. baleen bi aussi ñu xool des partenaires financiers moo xam programme alimentaire mondial. moo xam donc fondation yooyu. wootee sax yow mi tey en tant que salarié ñu ne la 500 francs ñu koy jël sa weer te nga xam ne kat sa biir xol yaa ngi dundal benn doomu sénégalais. donte xamoo ko. ñun am na culture. solidarité boo xamante ne. donc ñoo ngi ci léegi nag ma bañ a guddal foofu. waaw parce que foog ñu wax ci jeunesse bi éducation aussi éducation ci côté daara. boobu aussi ñu bëgg ko transférer ci daara yi. parce que boo ko xoolee fii ci réew mi. sa yaram dina daw nga xëy fajar gis benn xale boo xamante ne gàddu na potam ne taalibe la. nekk di dox ci tali bi. te moo ngi xool nan lay amee le premier repas du jour mooy petit déjeuner boobu. jàpp nañu ne aussi war nañ leen ko defal. war gën a moderniser daara yi te gën leen. d'accord incha allah. d'accord kon xam naa bëgg nga ñu wax ci wàllum jeunesse. foog ñu wax ci parce que lu ñu desee ci temps. bëreetul il nous reste 6 minutes. effectivement léegi wàllu jeunesse parce que ku wax Mohamed Massamba Seye candidat de la jeunesse il faut nga am li nga teg ci loxo jeunes yi lan nga teg ci loxo jeunes yi. waaw li may teg ci loxo en résumé. jeunes yi day nekk loo xamante ne dañ leen di impliqué. parce que jeune moom yaakaar naa li mu soxla mooy emploi. tey nag bëgguñu wax ne bu ñu nekkee maire dinañ créer 1000 emplois 10 000 emplois. parce que même boo créer ba 10 000 emplois boo xoolee aussi demande bi ça dépasse largement. te jàpp ma ne mairie bi am na vocation ne day créer emploi noonu. mais dañuy fexe mettre des mécanismes yuy faciliter ba ndaw bi mun am emploi boppam. dañ gën a concentré kon ci wàllum entrepreneuriat. ñu fas yéene teg un fonds pour l'entrepreneuriat buy soutenir jeunes yi nga xamante ne képp ku am projet. nga war nga mën ñëw ñu toog càmbar ko te fexe nu ñu lay financer. boo xoolee budget ville de Dakar bu ñu naan la 50 milliards ou bien 60 milliards ça ne veut pas dire que. chaque année dañuy dégager benn 10 milliards mais. fi ñu toll te yàlla dimbali. lan mooy sa ambition ci budget Dakar. ci wàllum emploi bi toujours. maanaam day nekk ay mécanismes de financement yu ñuy teg te collaborer ci avec les banques. parce que ñoom. garantie nga leen di indil d'habitude c'est 25%. mais ça ne veut pas dire que tout le budget. maanaam day nekk facilité pour mën a boole jeune bi ak banque bi avec des projets bancaires comme on dit waaye toujours ci wàllum entrepreneuriat. li ñu manqué ñun jeunes yi mooy lan formation ak qualification. baax na ñu dekkilaat lu mel ni les maisons de loterie yi nga fiy gis. wala fexe donc di def des collaborations avec des maisons comme ONFP. li nga xamante ne dañuy former ay jeunes peut-être inscription bay yëpp ville de Dakar mën na ko jël en charge mais taxawal ay centres yoo xamante ne. dina mën permettre jeunes yi nga xamante ne jot nañ bàyyi école te amuñu temps wu donc spécialisé wala donc def métier ñu créer leen. ay centres yoo xamante ne dañ fay mën def seen métier. peut-être ndaw mi bàyyi na jàng. waaw mais si kaw loolu bi muy bàyyi jàng amoon na kersu dem. si garage mécanicien bi ci koñ bi. parce que am na kersa ñu koy gis muy jàng. li nga xamante ne pare dem di wàcc ñu koy gisee mu sol yenn tenue parce que. tey boo tegee formation yooyu centre de formation yooyu. ndaw bi moo xam 6 mois 1 an la mën na ko ci former ba mu am qualification bi qualification moo am solo ngir ëllëg bu ñëwee ci garage ñu mun patron bi mën ko jël xam ne kii kat il est opérationnel. mu waxtaan ak moom ci rémunération wala salaire. bi nga xamante ne war na mën a di ko dimbali mu ciy suturu te di ko yóbbu këram di si suturu ak waajuram. yow
yow tey sa ambition budget mairie Dakar parce que recevoir nañ fi ay candidats ñu ne 100 milliards lañ ko bëgg a yóbbu yow buñ la faloon. fan ngay yóbbu budget ville de Dakar rapidement. c'est bien beau nag ku nekk di joxe ay chiffres. waaye il y a une réalité qui est là. te yaakaar naa si sur la base de ces réalités rek nañu mën a basé wu. ëpp na aussi ñu toog ci bëgg ñu voté la rek te ngay joxe ay chiffres yoo xamante ne peut-être doo ko maîtriser wala peut-être c'est irréaliste même. yow doo joxe chiffre. waaw du ñu bëgg a préférer di joxe chiffre waaye li ñu mun xam mooy lépp loo xam ne wàllum recouvrement bi. dinañ ci fas yéene taxaw. góorgóorlu ba. taxe municipale yi ñu gën ko baral. di ko contrôler. ci ni mu waree ba lépp li nga xamante ne moomeelu Ndakaaru la. mu mun dem ci nga fa Ndakaaru te mu mun a dellu ginnaaw di jariñ Sénégal yi nga xamante ne ñooy waa Dakar. est-ce que yow sa candidature forcément c'est une autre alternative mais est-ce que da nga gis ne nu ñu gérer mairie Dakar. c'est pas ça moo tax yow nga teg sa candidature. waaw gis nañ ne am na lu des lu bëri. ci wàllum mairie Dakar. moo tax ci wàllu gestion. ci wàllum gestion bi moo tax ñu dugg bu ñu ne gestion nag ça ne veut pas dire que dañuy critiquer. waaye jàpp nañ ne waroon na nekk lu meilleur. parce que tey bëri na ndaw ñi kat wala Sénégalais yi ko taxaw di kaas naan état. peut-être am na looy sànni état loo xamante ne wàllum collectivité territoriale bi la waroon doon. tey ji lu gën a bëri da ngay gis yow sa commune sañ nga saa soo amee. ay demande wala mu meneen nga déposer ko fa état aussi yaa ngi koy xaar mais am na ville de Dakar bu nekk diggante commune ak état. te day mel ni Dakar waaye sentiruñ ko. kon dañuy gën a ñaax rek ñu gën a góorgóorluwaat ci gestion bi. fexe aussi ba Dakar gis seen bopp te it fi may waxee rek mooy. li ma gëm mooy une collaboration. maanaam ville de Dakar commune état ñoom ñëpp dañu war a àndi collaborer. dafa war a am benn interconnexion bu am seen biir boo xamante ne aussi may fàttali que quelle que soit sa couleur politique. dès que bu ñu nommé incha allah maire ville de Dakar. day dekk loo xam ne dañu koy tegee de côté di woo président Macky Sall mu jël couleur politique am teg de côté. maire commune yi ñuy fas yéene ngànkale 19 communes ñu teg seen couleur politique de côté. te nga xam ne mandat bi nga xam ne day nekk 2022 2027 ces 5 ans là. ñu ànd joxante loxo te liggéey ngir njëriñu Dakar. jërëjëf Mohamed Massamba Seye mu nekk candidat Jàmmi Sénégal ca mairie bu Ndakaaru moom lañ doon dalal tey yéen téléspectateurs yeeg auditeurs yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant.